ñoo ci ak ay explication yu Younoussa Baldé. ñu condamné leen yóbbu leen kaso laata ñu leen di gracier wante ba tey Karim Wade ak Khalifa Sall dañoo ñàkk seeni droit civil ci gàttal duñu mun a woote te kenn mënu leen fal fii ci Sénégal waral sax Khalifa Sall bokkul woon ci jongante gox-goxaat yi mujj laaj bi sampukaay mooy naka la ñu war a def ngir ñu delloo leen seeni droit civil ba ñu sukkandiku ci Serigne Thiam nekk jàngalekat ci faculté des sciences juridiques et politiques ci université bu Ndakaaru looli ngir mu am ci benn anam rek la mun a jaar li ñuy naan amnistie te amnistie nekk na ab ndogal boo xam ne nguur gi moo ko mun a jël def ko projet de loi wala député bu ko jël def ko proposition de loi laata ñu koy woote ci assemblée nationale moom jàngalekat bi ci wàllum droit privé ci université bu Ndakaaru di ñu xamal ni rek amnistie ay fait lay visé maanaam du jëm nit ki ko intéressé te looli dafay yóbbaale ay daan ci wàllum koppar waaye it ci wàllum condamnation pénale waaye Karim Wade ak Khalifa Sall mu nes nañu dundee yaakaar bu fekkee l'opposition bi gagné na élection législative yi fii dina gën a yomb ci ñoom. Ndeye Dimet gis nañu waa COSEF di artu jëmale ko ci wàllu parité loi bi ba ñu ko fi tegee ba tey application bi dafay poser problème. waaw dafa poser problème mais bu ñu sukkandikoo ci caucus des femmes ñoom wax nañu ni parité bi baax na. maintenant nag boo gisee loo xam ne da nga ko war a dénoncer aussi da nga koy dénoncer su ko defee yoon jox la dëgg. te soo gisee ñoom tey ñu génn tamit wax nañ dëgg. parce que élection yi passé boo fàttalikoo Khady AGS porté woon na plainte ca Kaolack. bi ñu porté plainte itam ñu am gain de cause mais finalement mujj ñu annuler liste boobule parce que dañu ni parité bi c'est vrai que loi la mais am na loo xamante ne nii waruñu fa egg ba sës. donc c'est très normal que bu ñu demee ci conseils municipaux ak départementaux yi bu ñu tabbee góor tabb jigéen te surtout bu ñu amee maire bu góor ki ci war a topp. dafa war a nekk maire dafa war a nekk adjointe au maire bu jigéen donc moo tax ñuy alerter et espérons que ni nag ñiy tabb dinañ ci bàyyi xel moo tax seen lii ñu jóg def nii mu am peut-être pertinence parce que tamit doo xaar ba jaan dem ñu topp ci watit ba di dóor assemblée nationale aussi problème boobu am na fa problème parité respecté wuñu ko mais encore une fois femmes yi à chaque fois ci question boobu noonu dañ ci taxaw temm ni fépp fu ñu gis ni injustice la bu am ci wàllu parité da ngay dem ci yoon parce que déjà loi la te voté nañ ko à l'assemblée nationale. local yi Mansour gis nañu ni coow li jeexagul ba tey ñu ci mel ni waa On Siggil Thiès di am njuuj njaaj yu ñu ne la ñu nemmeeku ci vote yi ba bu ñu sañoon dañuy annuler vote yi ci bureau de vote yu bari au moins 6. mais kenn ku nekk li daal sa xel ngay def boo jàppee ne nit ki dafa am ay njuuj njaaj yu am ci bureau de vote yi jël nga sa avocat dem nga ci yoon ñu ngi xaar lu yoon di joxe. seulement nag aajuwul dox maayen aajuwul dox ci kaw journaliste que ki gagné woon nii war a jël ay lengeem kii moo ko remplacer comme si loo xam ne dafa am ba noppi. ay remplacer yooyu am ay dox maayen amagu ci. guerre média egguñu fa aussi def am nga sañ-sañu def recours. provisoire yi nee nañ dañ laa gagné. demal nga def sa recours basta et même ki ngay tuumaal aussi am na droit demee woo taskatu xibaar yi joxewaat xalaatam. ni moom moo gagné sukkandiku ci fi nga sukkandiku toog di xaar lay bàyyi ko ci recours ba. mais nag bataille médiatique boo xamante ni bii c'est pas fondé à 100% parce que nag wax dëgg yàlla ku jébbeeliwul recours ba tey jii nag. léegi mu xaw a tendee falu nit nag de. moo tax ma ni même am na yenn yoo xam ne ci même tasum xibaar bi dafa laaj teelu de. parce que ci politiciens yi dafa bari ñoo xam ne ay manipulateurs lañu. Abdoulaye Karim Wade Khalifa Ababacar Sall jotaat ci seen ay droit ba mën a bokk ci législative bi. waaw ñaari condition moo leen mën a may ñu retrouver seen droit civil et politique ba mën a nekkaat électeur war a mën a doon candidat te defe naa ni dama naan sax ñetti parce que ba ca njëkk dañ ko raté parce que defe naa ni bu ñu andi woon ay modification si li nga xam moo di code électoral du Sénégal bu définir kan moo war a mën a nekk électeur bu fekkoon ni dégloo ñu bu baax le plaidoyer bi nga xam ne société civile porté woon na ko defe naa ni daañu régler problème bi te du aajoo ñu jaar si li nga xam moo di amnistie ñaareel bi moo di amnistie te effectivement ñëpp moom la ñuy xaar parce que président Macky Sall junj na ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba tudd li nga xam moo di baatu amnistie damay jàpp ni effectivement bu doon volonté rek moo ko si yitteel defe naa ni waxatuñ ko leneen ñetteelu étape bi mooy amaana bu ñu demee élection législative yi ngay tudd élection législative yooyu bu fekkee ni l'opposition bi ñoom seen bopp formé nañu ay grands ensembles amaana ñu am majorité
fii nga xam ne moo di représentation nationale par rapport à la 14e législature bi nga xam ne moom la ñuy xaarandi def naa ni ñoom seen wàll bopp mën nañu jël seen matuwaay bopp defar li nga xam ne moo di proposition de loi mu jàll assemblée nationale te ñoom ñu war ko mën a voter su boobaa itam ñaar ñooñu daañu mën a retrouver li nga xam mooy de seen droit civil et politique donc loolu rek moo fi nekk mais damay jàpp ni kii nga xam ne moo di njiite réew mi dontale comme waxoon na ko defe naa ni war na ci addu ba jëm ci parce que itam ça dafay gën a taaral li nga xam ne moo di démocratie Sénégal. Abdoulaye ñu waxati nag ci jafe-jafe yi am ci njàng meek njàngale mi gouvernement bi ak syndicat bi ëmb jàngalekat yi wax nañu amalaat ab ndaje fii ak fukki fan ak juróom yoo xamante ne dafa ëpp bu ñu sukkandikoo ci coalition éducation pour tous seen njiit di Siley Gorbal si moom la mu jàpp moo di njiitu réew bi ci boppam moom moo waree jàppale élèves yi fexe ba ñu delluwaat ci classe yi ci anam bu mu gën a gaawee te la mu war a def mooy moom ci boppam moom moo war a toog dalal jàngalekat yi sëkkëb ñoom waxtaan ñu déglu ko. mettre nañu en place benn comité scientifique bi nga xam ne parents d'élèves syndicat yi ak gouvernement bi dañu war a indi seen proposition si 15 jours rencontre bi daal dañu war dajewaat encore si fukki fan ak juróom pour ñu jéem a seet lu ñu war a def ba résoudre problème bi pour ñun nag loolu dafa xaw a bëri parce que école bi mu ngi sooxe ñu ngi am crise bu profonde ci biir école sénégalaise xale yi ñu ngi yëngu ci biir réew mi jàngalekat yi ñu ngi lancé seen mot de grève pour ñun daal 15 jours def xaw si loolu daal mooy problème bi lu mën a sauver affaire bi mooy que njiitu réew mi comme moom am na solo njàngum Sénégal dem na sax ba wax ko ci conseil des ministres dama foog ne moom si boppam moo war a woote ndaje woo jàngalekat yi woo gouvernement bi ñu toog si la table ñu jël ay solution lu mu gën a gaawee pour ñu régler crise école. ñu wax ci génn ni ki tey ci suba bu liggéeykatu autopont yi ñoom ñi le jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi ca siège bu FRAPP France Dégage li ñu ñaaw lu mooy jafe-jafe yi ñuy dund bés bu nekk ci seen liggéey ak itam seen payoor yi nga xamante ne boobaak léegi mënuñ cee jot yooyu lay liggéeykat di xam ne ni am na ci ñoom sax ñoo xamante ne dañoo nekk ci chômage technique tax ñuy joxoñ baaraamu tuuma entreprise bële di Matière Sénégal moom la ñu dénk kon chantier yi ñoom xamle nañu liggéeykat yi ba tey ni boo moyul dinañu wàcc ci mbedd bi daal di amal ab manifester ñu déglu ci Amina Cissé. collectif bi ëmb liggéeykatu Cheboubat ak Thermocotonk di kaas seeni droit jëmale ko ci entreprise bi di Matière Sénégal. ñu am benn société bu ñu naan Matière France bu fi ñëw gagné 18 autopont bi mu ko gagné mu sous-traité ko benn société bu ñuy wax Cheboubat propriétaire bi nekk Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mu jël nit ñi signé ñu ay contrat yoo xam ne musta dem inspection 8 mois boobu ba léegi ñi ngi daw ci suñuy droit suñuy indemnité ak suñuy salaire. liggéeykat yooyee mer lool di ñaawlu anam yi ñi liggéeyee. dem nañu ba inspection du travail wax na nag ñoom inspecteur bi wax na leen que ñii liggéeykatu Thermocotonk SA si yéen leen di liggéey te contrat indéterminé ngeen am. dossier yi dem na tribunal nag depuis Covid bi commencé 2019 ça fait maintenant 2 ans amul benn nouvelle. ñun li ñuy laaj sunu indemnité de logement sunu salaire 900 bi ñu fay na ko. collectif yi ëmb liggéeykat yooyu tabax autopont ak pont yi ci Ndakaaru ànd ci ak waa FRAPP fas yéene amal ab doxub ñaxtu fileeg seen jàmbat saafara wuñu ko. tey jilee ji ñetteelu fan bu weerub février ci la ñu màggal ci àdduna bi yépp bés bi ñuy xeex cancer yi fii ci réewum Sénégal cancer col de l'utérus ak cancer du sein ñoom ñoo ëpp ci fukk ak benn junni cas cancer ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar yu ñuy enregistré at bu ne ngir marqué nag bés bi le direction bu lutte contre les maladies non transmissibles amaloon nañu ab forum la ñu bëgg mooy ñëpp mobiliser wu bu ko defee ñu mën a xeex cancer ñu onu ceeka jaratu Aïcha Ñing cancer du col de l'utérus, de la prostate, du foie. bokk na ci luy faat doomu aadama mu di lu soxla askan wi xayma yi raklu. 11 317 nit ñooy am cancer chaque année te lu ëpp juróom ñetti junni nit ñoo ciy faatu. ci suñu plaidoyer ñu ne registre de tumeur war na mun a gën a fonctionnel. ka fa toogal OMS di dellusi ci thème bi nu tànn. ñëpp dañoo war a mën a faju ci jàngoroy cancer bés bi di door campagne bi ñu sumb ci diirum ñetti at jëm ci ñaaxaaskan wi ci àdduna wërngal këpp campagne la bu di sukkandiku ci paj mu mucc ayib. ñëpp yemuñu ci fajum cancer xam nga soo néewee doole te amuloo loo fajoo dafay métti dañu bëgg ñi am doole ak ñi amul doole yëpp yem ci fajum cancer te ñi nga xam ne njëg bi mu yem ci hôpitaux yëpp.
ni ko àdduna wërngal këpp defee solo si di ñaax askan wi xeex jàngoroy cancer. mu ngoog Ndeye Dimet cancer di jàngoro boo xamante ne àdduna bi yëpp la sonal waaye fii ci Sénégal gis nañ ko itam lu ëpp 11000 cas moom la ñuy am at bu nekk. effectivement Khady ak ay nombre de morts yu bëri. te seetlu bi rek tey mooy sénégalais yi tamit dañu war a xool bu baax a baax seen bopp parce que sensibilisation bi bëri na surtout lu soxal cancer du col de l'utérus cancer du sein ñi ngi jàngal jigéen ñi nan la ñuy làmbee seen ween yi buñ ci gisee loo xamante ne nii bokkul ci ñoom ñu dem kër docteur mais tey seetlu bi mooy cancer bi dafay egg ci stade bu avancé boo xam ne nii malade bi bu muy dem kër docteur daanaka presque jeexal na te loolu yàgg nañu dégg ñoom docteurs yi di ko ñaawlu di wax ni nit ñi nañ teel a jóg parce que c'est une maladie coûteuse ba pare sournoise donc cancer mën na nekk ak yow Khady yow doo am benn signe buy wane ni yow mii da nga nekk ak jàngoro bi te nag bu ñëwee très tard say mbokk ñooy sonn donc dinañ miraas seen bopp faj la te doo wér état bu Sénégal nag wax nañu ni def nañu ay jéego lu jëm ci wàllu boobu noonu mais jàppal Khady rek ni ñaari centre moo fi nekk bu nekk Le Dantec ak benn centre bu nekk Dalal Jàmm nga xam ni temps yële passé journal nga ko fii